mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci fasante kóllëre gi écouté gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ni lëkkaloo ci ak suñuy diwaan bisimila ci xibaar Adama Ndione. fu réew Mali daal di nag jëm gannaaw ba ñu tegee loxo président Ibrahima Boubacar Keïta ak premier ministre am di Boubou Cissé directeur général bu sécurité d'état bi ñoom ñëpp ñu daal di nag teg loxo la ñuy samp ci laaj mooy ëllëgu Mali gannaaw mutinerie googu nga xam ne nag indi na coow loolu yëpp kan moo nekk ci ginnaaw mutinerie boobu di fupp bi waaye itam askan wa ndax dinañ ca daal di ànd waa wala déet ay laaj ñu samp dinañ ci dikk ak Amadou Moustapha Dieng ci biir xibaar yi lay doon président commission Union africaine daal di ñaawlu nag doxalin boobe ba ci sax conseil sécurité ONU ñi daal di nag fas yéene amal ndaje bu jàmp ni ki ëllëg ca crise ba xew ca Mali secrétaire général ba di Antonio Guterres mu ngay woote rek ngir ñu daal di libéré nu mu gën a gaawee président bu Mali Union européenne ñoom itam daal nañu ñaawlu li ni mel ci ndorteelu xibaar yi dinañ ci daal di dikk nekkoon na ponk wax sa xalaat bi di ngeen ci mën a addu ba ci réewul Afrique yëngu-yëngu yooyu daal di cay am njàng meek njàngale mi certificat bi ak examen bañ cay daal di nag amal boole ko entrée en sixième bi ci alxames jàpp ajuma ji ca Sédhiou inspection d'académie yëpp daal di nag daje ñu daal di siq barab boobule la ñu daal di gis mooy rek ñu ngay daal di jël matuwaay ba beneen ba ca des di guddomp foofu inspecteur ba la mu daal di xam ne mooy ay sanction di daan dinañ ko teg ci jàngalekat yi nga xam ne du ñu teew maanaam ñiy faral di absenté Kaolack foofee itam juróomi membre yu commission yu yore wàllu nag saytu mbir mi ba tey njàng meek njàngale meek examen bañ cay amal ci wàllu CFE beek entrée en sixième bi jot nañu seen i kiitus ren ngir dem foofe ca Gambie foofee nag dafa am école Sénégal bu ñuy wax Kanifing ca Gambie googee foofu candidat yi ñoom it dañuy daal di amal examen bi dinañ ci jokko jek Mamadou Camara ci biir xibaar yi lay doon waa SADEF ñoom la ñuy daal di ñaalu mooy ndàmpaay bi nga xam ne bu jàngalekat yi corrigé lu aju ci wàllu entrée en sixième beeg CFE bi ba pare nguur gi di leen daal di daawloo ñu ngi cay artu di yëkkati kàddu situation ba ca université bu Ndakaaru bokkoon na ci ak lal yu ñu ne daal faaw ñu daal di wàññi ña cay daal di tëdd jël matuwaay ci lu jëm ci wàllu Covid 19 bi loolu nag autorités yi kudd ñu ngi cay daal di nag dalal xel yi dinañ ciy jukki bokkoon na ponk wax sa xalaat wàllu mbas mi situation bi nu mu toll ci mim réew waaye itam boole ak ubbi tekk l'école gi nga xam ne nag ñoom étudiants yi ñu ciy bari njort ne matuwaay yi matagul ci kanam dinañ ci jukki toftal ci yeneen i xibaar Papa Abdoulaye Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon. Adama Ndione. ci kàddu gi situation ba ca Mali ca la ñuy daal di nag delluwaat gannaaw ba ñu tegee loxo président ba di Ibrahima Boubacar Keïta moom ak premier ministre am di Boubou Cissé ba ci directeur général bu sécurité d'état ba ñoom ñëpp la ñu daal di nag teg loxo tax nag ñuy daal di sampalaaj ndax mbir moomee fa mu jëm ak réew Mali fipp boobu daal di nag am waa l'armée bi daal di jóg ak ñooñu ñu daal di teg loxo président ba premier ministre ba fu mu jëmee Mali muy ay laaj bu nag. laaj ab taxaw seetlu ana kan moo nekk ci bopp li ni mel ndax askan wi itam li ni mel dañ cee daal di nag ànd njàngat leeg Amadou Moustapha Dia. léegi nag lan moo nar a xew Mali laaj boobulee moo ëllëg fu mu nekk nii xelu maliens yi ak sax ñi nga xam ne ñu ngi topp li nga xam ne mooy xew foofulee ginnaaw bi nga xamee ne am na ay takk der daal di jóg foqati nguur gi daal di teg loxo président ba ak premier ministre ba mu mel nii lu ni mel du guleet Mali ndax kat ñu ngi fàttaliku atum 1968 Modibo Keïta coup d'état moo ko fa jëlee woon niki noonu Moussa Traoré 91 foofu it la jaaroon ñu ne déet na waay 2012 ATT Amadou Toumani Touré coup d'état moo ko dàqee ci réew ma IBK Ibrahima Boubacar Keïta moom it ay takk der ñoo dakkal nguuram laaj bi samp nag moo di bii la yoon nan la ñu def ba yegg si file lépp mi ngi jugee ci coow ak xëccoo yu amoon ginnaaw bi ñu defee élection législative fanweer ak benn ci ay 6 députés la ñu foqati ci seen gis-gis ci opposition bi daal di koy jébalaat nguur gi lu nu mel nag daal di tax ba kujje gi daal di mer ba futu ne déet ne waaye du ki dal tàmbali nag di ko xamle suñu teelu weeru mai fanweeri fan ci weeru mai ki nga xam ne nag imam Mahmoud Dicko daal di dugg ca làng gi lëkkaloo
ak ay parti politique ak it mouvement société civile daal di taxawal benn alliance boo xam ne bokk na ci li mu doon laaj daal di tekk ndomb tànk président bi niki noonu ñu xam ne ay la yéwén président bi la fu mu nekk ñi dafa tëlee ci lijjanti mbirum kaaraange bi am ci Mali li ko waral moo di jihadiste yi ña ngay wëy di toog ca réew ma koom-koom bu sooxe rawatina ni ngi doxalee élection législative yi ak dogal yi nga xam ne cour constitutionnelle bi jël na ko mbir yi nag daal di tàmbalee bar bésu juróomi fan ci weeru juin bi nga xamee ne Maliens yépp dañoo wàcc dem wutali place de l'indépendance foofu sax le mouvement M5 daal di juddoo te moo ne day ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet juróomi président de la république bu nekk CEDEAO demoon nañ fa ginnaaw sax ay tànku jàmm yoo xam ne mbootaay bi di CEDEAO jot na ko def waaye lu ni mel jurul benn saafara xëccoo boobule ak xeetu guute bi nga xam ne Mali duggoon na ci ginnaaw bi nga xamee ne askan wi takku nañu bëgg faa jëlee seen président moo tax niki tey takk der yi daal di xëy takkati seeni der wutali palais ba daal di fay jëlee ki nga xam ne moo di président bi di IBK léegi nag lu ni mel lan la woon a mën a jur ak fan la jëmee ëllëgu Mali ak kan sax moo nekk ci ginnaaw takk der yi lee teg seen loxo ci nguur gi ak ndaxam askan wi daañu nangu bile coup d'état laaj yépp amul benn tontu jamono jile. amul tontu waaye itam ay réaction daal na ci rek am président bu commission bu union africaine yi lëkkale réewu l'Afrique yi Moussa Faki Mahamat moom ñaawlu na nag teg loxo bu ñuy teg loxo Ibrahima Boubacar Keïta ak premier ministre am di Boubou Cissé ak yeneen i membre ci gouvernement bu Mali ci ab compte Twitter am moom nee na daal mu ngay sàkku ñu daal leen rek bàyyi conseil sécurité bu Nations Unies ñoom itam nee ñu ëllëg ab ndaje bu jàmp la ñuy woote di réunion d'urgence ngir rek crise ba am ca Mali secrétaire général ba di Antonio Guterres mu ngi daal di nag woote moom it ñu daal di bàyyi ñooñu ñu teg loxo président ba rawatina ak premier ministre am ak yeneen membre yi nga xam ne nag militaires yi daal nañ leen rek teg loxo Union européenne ñoom itam daal di ñaawlu coup d'état boobu am ca diwaanu nag Mali ci kàddu ki nga xam ne mooy chef bu diplomatie ba di Joseph Borrell kon kuréel yëpp daal di sàkku jamono ci leen ngir daal di bàyyi Ibrahima Boubacar Keïta président bu Mali ak ñamu daal di àndal te l'armée bi daal leen teg loxo de bokkoon na ci ponk wax sa xalaat ak njàngat bañ ca mën a def ci kanam tuuti ñi daal di ciy jukki Sud FM seen rajo juróom-ñeenti waxtu tegal juróom-ñetti simili. Sud FM. examen CFE yi ak entrée en sixième yi alxames ak àjjuma lay doon dëkkaan bu ne di jël say matuwaay Sédhiou foofe ñetti inspection éducation formation ya fa daal di nag composé académie ba ak diwaan boobule daal nañu amal ab ndaje ngir xool rek matuwaay yi ñu daal di nag jël ngir examen yi am na mu waree inspecteur bu Goudomp moom nee na dinañ jël ay daan yoo xam ne jàngalekat yi dul ñëw dinañ leen ko daal di nag teg ba tax na mu ngay sàkku ñëpp daal di teew si ngir amal examen bi na mu waree Sédhiou Moussa Dramé. ci lim ëpp na fukki junni ak ñett candidat genn wàll gi xaw a tollu jigéen ñi ñoo xam ne ñoom ñoo bindu ci académie bu Sédhiou war a bokk ci jongante bi lay di certificat de fin d'études élémentaires CFE lëkkaleeg entrée en sixième ci loolee it am na it tëralin yoo xam ne jëloon nañ ko it di protocole sanitaire ne ñu it fii ci diwaanu Sédhiou it daanaka toppandi nañ ak charte yoo xam ne moom lañ ci tëral ngir xeex mbas mi lay di Covid 19 nekk noonu it lañ jëlee ci matukaay ci ubbi waat l'école yi boole ci it ay tëralin yu ñu jël ci comité régional ak départemental de développement yi tax na it ba lépp loo xam ne si moom lañ def ci wàllu sàmmonteeg mu daal di yéewoon dañ ci teewlu kii di Cheikh Amadou Diarra nekk l'inspecteur de l'éducation et de la formation bu Goudomp addu ci matukaay yu ñu ci jël. def nag ay tournée pour xool ndax centre yi mën nañu accueillir les xale yi mais xam nga ne nu ñu gën a xuus si biir nawet bi yenn bâtiment yi di gën a sonn donc mënuñu toog def benn tournée rek ne centre yi baax na ñu non donc dañu war a def ay tournées régulières xool yenn centres yi contrôler l'étanchéité. ci jàngalekat yoo xam ne it bés jën yàlla tey jii teewuñu seen i barab liggéeykaay yi l'inspecteur de l'éducation et de la formation bu Goudomp àdduna jëmale ko ci fànn boobu la. maa ngi lancer un appel aux enseignants. que vraiment que ñu comprendre que ne ren c'est une année spéciale. qu'on a besoin de tout le monde. amul yor naa classe examen amul yor na moo classe examen reprise bi mu ngi concerné bépp jàngalekat donc maa ngi woo bépp jàngalekat Goudomp nga ñëw nga jël service bu dee jota woon ñëw am na nag ay yenn yu ñu ma signalé woon j'avais même écrit des correspondances et j'avais aussi engagé woon naa ay mesures disciplinaires que vraiment que tout le monde soit à son poste. moo xam fii ci diwaanu Sédhiou wala it ci Bounkiling tamit l'inspecteur yi ca nekk dañoo dalal xel ci lépp loo xam ne si moo di matukaay ñu war a jël ngir ñu dal amal l'examen yi lay di CFE ak entrée en sixième ci ni mu waree ci alxames bi ak àjjuma ñu war ko amal ci réew mi wërngël kàpp ki doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa jaajëfal ko Kaolack la ñu jëm foofu juróomi membre yu commission supervision yi la ñu daal di nag joxañ ngir rek ñu
ñu daal di yore wàllu CFEE beeg entrée en sixième bi jot nañ seen kitus si wàllu nag wérgu yaram ngir dem ca Gambie école sénégalaise boobu nga xam ne mu nga ca Kanifing ca Gambie ñoom it am na téeméer ak fanweer ak juróom-benn candidat yu fa war a def examen yi juróom-ñetti fukk ak juróom-benn yi di ay góor juróom fukk yi di ay jigéen ñu fas yéene nag amal examen bi région bu Kaolack yëpp nag nee ñu fukk ak juróom-ñeenti junni tegal na juróomi téeméer ak fukk ak benn ci ay candidat dañuy dem ba Kaolack fekki Mamadou Camara. ci commune Kaolack dinañ doon juróomi junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak ñetti candidat ñu ràññee ci ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi jigéen ak ñaari junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti góor ñoom dinañ jongante ci examen entrée en sixième ak certificat de fin d'études élémentaires ndongo yooyu nag dinañ leen tasaare ci lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari centre ci commune Kaolack ci Kanifing ca Gambie dinañ doon téeméer ak fanweer ak juróom-benn candidat yoo xam ne yi juróom-ñett fukk ak juróom-benn yi jigéen la ñuy doon juróom fukki yi doon góor dinañ bokk ci jongante bi kilifa yore wàllub njàng meeg njàngale bi fii ci Kaolack yebal nañ benn commission boo xam ne bi juróomi nit ñoo ci nekk ñu war fay jóge dem Gambie pour saytu examen yi Siaka Bodia moom mooy inspecteur académie bu Kaolack. pour côté Gambie dañu jël ay motuwaay dañu waxtaan ak ambassadeur Sénégal Gambie ambassadeur bi dafa ñu ne ñu jox ko liste enseignant ñu war a dem Gambie pour examen bu ñu ko joxee liste yi ba pare mu jox ñu ay autorisation benn quitus sanitaire bu wane que mën nañu am droit dugg ci territoire gambien beneen autorisation pour ñu dugg Gambie parce que frontières yi sénégalo-gambienne dañu leen di fermer ba léegi moo tax ambassadeur bi dafa régler loolu yëpp kon ñoom enseignants yooyu le 19 août vraiment nañuy jël seen bagage yi ñu déposer leen Gambie ñu delluwaat. suñ boolee lépp ci région bu Kaolack dinañ toll ci fukki junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti jigéen feggoog juróom-ñetti junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñetti candidat yoo xam ne ay góor lañ mooy ñi nga xam ne seeni dossier aw na yoon pour ñu bokk ci examen entrée en sixième ak certificat Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ci loolu inspecteur d'académie ba daan nay xool centre yi nga xam ne centre examen yi nga xam ne bu tawee dafay faral nag di yàqu am ndox nee na yëpp daal waajal nañ ko ngir élèves yi wàllante feebar ba bañ faa am Siaka Bodia ak Mamadou Camara. ci wàllum yeneen examen yi tamit IEF inspecteur de l'éducation et de la formation jël nañu motuwaay pour nommer membre de commission de correction de surveillance yooyu pare nañu salle yi centre yi yëpp dañu leen nettoyer ñu ngi leen di numéroter table yi tamit centre yi côté élémentaire côté collège pour BFM bi côté bac bi pour lycéens yi liste centre examen ak jury yëpp dañu leen dressé ñu jox ko liste yooyu gouverneur ak préfet yi comme ça kenn ku ne nga xam centre yaa ngi ni pour ñu mën a préparer sécurité bi sécuriser surveiller indi foofu ay forces de l'ordre policiers ay militaires yi pour ñu surveiller centre examen yi fii Kaolack day taw lu bëri day gaaw jël ndox moo tax dañu dressé liste école yoo xam ne dañu nekk école inondable doon nañu liste yooyu gouverneur ak préfet yi boo amee école boo xam ne dafa jël ndox dafa inondé wu boo mënuñu fa def examen dañu ne solution bi mooy benn ñu transférer centre boobu ñaareel bi mooy gouverneur ak préfet ñu seet waaw sapeur ñu pomper ndox boobu wala ñu curer saleté boobu comme ça école bi mën a fonctionner recevoir candidat yi. ci wàllu mbas bi wax nga ci tamit. ci wàllu mbas bi tamit façon école yëpp dañu jot seen masque seen thermoflash seen gel ak seen lave-main mais loolu su weesee comme dañuy dem examen te examen bu jotee mënuñu dox élève parce que amul masque il faut que ñun ñu réserver ay masque pour centre yëpp masque yi ma jot fii am na yu ma réserver pour centre yi boo xam ne élève bu fàttee masque am këram enseignant bu fàttee masque am këram wala surveillant ñu jox leen ñu mën a continuer seen examen. ci la ñuy daal di desandi ak waa SADEF secrétaire général ba syndicat autonome wàllu développement ak éducation formation li ñuy ñaawlu mooy la ñuy duppee xeetu boo di compter di injustice bi nga xam ne at bu jot ñi di jàngalekat yi ñu yóbbu ci examen CFEE bi ak entrée en sixième bi daf leen di dal Mbaye Sarr di fàttali ne yu mujj yi yëpp daal daanaka bu ñu noppee ci corriger seen copie duñ leen fay ñoom jàngalekat yooyu te li ni mel duñ ko def ci bac ak ci BFM tax SADEF
di daal di artu gouvernement bi mu jël matuwaay yi laata nag mu indi gàllankoor ci examen yi le ñu déglu ko moom Mbaye Sarr ak Yves Tendeng. waaw bi ñu ñëwee Saint-Louis dañoo nemmeeku que ne le dispositif organisationnel bi nga xam ne moom la autorité académique yi jël pour CFEE ak entrée en sixième bi jàll ci conditions yu baax loolu dal na suñu xel te jàpp nañ ne lépp yembee CFEE ak entrée en sixième bi dina mën a jàll ci conditions yu mucc ayib waane dafa am revendication bu nga xamante ne bi moom la ñu yor parce que mënuñu comprendre que jàngalekat yi nga xam ne moom la ñuy jël ñuy def CFEE ak entrée en sixième ay at a ngi nii ñuy corriger ay copies ba pare buñ corriger ñuy ñibbi ay loxoy neen amul benn dërëm bu ñu leen di fay alors que ñii nga xam ne dañ leen di yóbbu au baccalauréat ak au BFM ñu leen di fay la copie ñu jàpp ne benn système bu produire ay inéquité jaaduwul jekkul rafetul ba tax na loolu moo tax ñuy interpeller le gouvernement du Sénégal en l'occurrence le président de la République moom mi nga xam ne depuis bi ñu supprimer poste premier ministre bi moom mooy def office de premier ministre chef de gouvernement mu régler waale la question pour que injustice boobu ñu réparer ko lu mu gën a gaawee parce que bu ñu bëggee nag examen ren bi jàll ci condition yu mucc ayib il faut que ñu wax jàngalekat yi nga xam ne ñoom la ñuy yóbbu au CFEE à l'entrée en sixième ñu fay leen la copie sinon ëllëg a gis si biir lu am ci examen bi dañuy xam ne gouvernement mooy responsable parce que mënatuñu muñ jàngalekat yi dem bac ak yi dem BFM ñu leen di fay saa suñu corriger copie yi ba pare ñi nga xam ne ñoom ñooy dem au CFEE et à l'entrée en sixième mu nekk examen bu nga xam ne aussi valable que le bac et le BFM te ñoo duñu leen fay dërëm jekkul rafetul. ci la ñuy daal di nag tàbbi ci wàllu mbas mi ak district sanitaire bu Bambey foofu neen ñu am nañu ab cas communautaire ci commune ba mu nekk ab soxna bu war a am ñaar fukki at ak ñett looloo tax lim gi nekk ñetti ñoo jël ci niveau district boobule docteur Nabi Kali mooy médecin chef bu district bu Bambey ñu déglu ko Kadama Ndiaye. Voilà donc ñu ngi fi tey pour en fait wax ni que Bambey amuloon ay cas Covid-19 depuis longtemps dañoo amoon benn cas Covid-19 c'est depuis ay 2 mois de cela benn cas ñëw dans la commune de Ngoy semaine passée donc tey jii nii amat beneen cas alors que cas bi dafa ute ak yeneen cas yi parce que cas bi cas communautaire la boo waxee cas communautaire ça veut dire que nit ki xamul sax kan la nekkoon en fait en contact moo tax mu jafe lool en fait pour cerner affaire bi moo tax il faut que ñëpp jóg il faut que population Bambey yëpp jóg pour que cas bi mu yem fii cas communautaire bi bu nekk Bambey commune Bambey mu yem fii parce que man xam naa capacité Bambey waa ci activité de lutte contre affaire Covid parce que toog nañu yàgg am ñu benn cas donc Bambey 3 cas rek la am donc il faut que affaire bi mu yem fi voilà cas bu tey gi nii jigéen la bu xam ne am na 23 ans dafa am jëkkër fii la dëkk quartier bi soriwul centre de santé donc muy fii amul benn signe boo xam ne signe grave la donc prise en charge bi il faut ñu def ko ci këram donc c'est un cas à surveiller pour guetter au moins ay signes graves bu fekkee am na signe grave il faut ñu jël ko transférer ko si en fait de centre de traitement des épidémies mais dina ñaan yàlla mu yem fii et mu nekk aussi un cas simple ba wér oui en fait dañu demoon si këram gis ne am na 16 personnes contact dañu jot a sans prélever 2 cas contact xam na ne dañoo am âge boo xam ne c'est 50 ans et plus moom la ñu prélever donc yeneen nit yi am na benn signe donc dañu prélever loolu mooy protocole wax léegi. collectif bi nga xam ne nag moo yore organisation professionnelle yu artisan yi ñuy liggéey ci wàllu artisanat di COPAS ñoom nag ministre ba leen ëmb la ñu daal di nag weddi ci kàddu yu mu ne daal ñoom jot nañu xaalis bàyyeekoo ci fond bu Covid-19 bi membre yi nag di sàkku ñu daal di aj lépp loo xam ne xeetu bindu la yu ñuy def ci woy xarale yi di inscription en ligne bi tax nag ñu mën a jot ci ñu bari ci ñoom jàpp nañ ne amee na ay rëq-rëq yu bare bari te ji leen ci jàkkaarloog taskatu xibaar yi Ndiouga Dia mooy secrétaire général bi ñu déglu ko Birama Ndiaye. li ñu gën a naqari rek mooy problème mu 35 milliards yi nga xam ne ministre bi da ko séddale te ni mu ko séddalee vraiment ànduñu ci parce que 35 milliards ci ay artisans yoo xam ne tey dañ na ko am carte ak ko amul carte daf ko écrite en ligne loolu mooy tey Sénégal gi yëpp nekk nañ ay artisans. donc fraude bi day bari lépp bari comme ñun ñooy ay organisation professionnelle yu nekk ci dëkk bi taxawal fi artisans yi nekk seen kanam
ñu gis loolu ministre bi wax ko barki démb waxaat ko démb télé donc mu doon lu ñu naqari donc ñi ngi ñaan ñun inscription en ligne bi lañ bëgg mu deñ parce que boo gisee ñu ciy combattre loolu la. waaw gàllankoor yi mooy tey jii da ngay gis koo xam ni étudiant la di jaaykatu jën bindu ñëpp bindu te tey artisan dañ ne woon ku am carte professionnelle parce que loolu mooy identifier un artisan tey ministre bu demee ba ne ku amul carte professionnelle bokk nga ci mooy respecté wul artisanat donc loolu mooy ñàkk respect bi nga xam ne moom la ñuy déplorer chaque fois que respecté wuñu ministre bi nag c'est le ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'emploi mais gis nañ ni gëm na emploi gëm na formation professionnelle mais li mu xam ci artisanat bariwul donc di ñaan président de la République tout le temps rek nañu defal ministère de l'artisanat plein ñu bàyyi ministère de l'artisanat et de parce que wax dëgg yàlla keroog bi muy wax ci télévision wax na budget emploi wax na budget formation professionnelle mais du tudd mukk budget artisanat donc ñun loolu dafa téye suñu xel parce que plan PEJA aussi bi muy wax chaque fois mu toog télé ne joxe naa 150 000 joxewul kenn dërëm parce que dem toog na ci benn télévision wax ko ne artisans yi jot nañ 150 000 joxeguñ ci kenn dërëm 7000 personnes yi ñu waxoon joxuñu ci kenn dërëm parce que ça fait 3 mois ñuy wax chaque semaine dans un mois ba léegi ministre joxagul kenn dërëm kon artisanat de manière générale nit jotagu ci 15 loolu dañ bëgg mu leer parce que ministre bi du toog naan jox nañ ci fonds de résilience joxaguñ ci kenn dërëm donc bu toogee télé naan jox nañ ñu ñun dañ koy démentir. non mbas mi moom dafa ñëw tëral bu baax surtout artisanat d'art donc artisan yëpp benn lañ sax parce que artisan la donc mu nekk lu metti loo xam ne di 97% de la population moom moo ko waxal boppam donc dafa kon ñooñu war nañ leen jox cër ci réew mi ba tax na sax ñun ñi ngi toog incha allahu rabbi war na mën a am une loi qui régit un artisan de ses droits. ñu ëllëg nag dinañu daal di amal ca Tambacounda àtte fukk ak juróom-ñeenti ndaw ya fare ca Baalu ca département bu Bakel ñoom ñi nga xam ne nag ñoo congoon poste gendarmerie bu village ba nekk ca Arundu ñoom ñooñu nekk gannaaw rassemblement ba ñu amoon doon ca terrain football ba way takk der yi tas ko mu indi woon coow loolu le am nag ab délégation boo xam ne daje na tey jii ak gouverneur bu région bu Tambacounda ngir ñu daal di nag wane seeni ñàkk rafetlu mbir moomu xale yi daal di nag def waaye itam daal di jéggalu ci kanamu état bi Bakary kii di Fousseynou Ñangane moo yore seen kàddu ñu déglu ko ak Boubacar Tamba. suñu xale yi li leen dal moo tax ñu ñëw fii te xam naa ne ñu def jaaduwul dañoo tooñ brigade ba pare tooñaale population Sénégal yëpp gouvernement yëpp mu ngi ci biir kon nag dañoo jaar fi ci monsieur le gouverneur di ko ñaan jéggal ak mu baal waa population Sénégal yëpp commencé chef de village ba ci suuf ñu ñëpp ñu ngi ñaan baal ak njéggal ci képp kuy doomu Sénégal ak foo mënta toll mbir mi amul ku mu naqariwul kon nag jafe-jafe bu amee dañuy dox rek tànku jàmm ñu doxee ko ndax yàlla mën nañu ko saafaral. tey gouverneur lu mu wax. bon moom nangu na suñu gis-gis mais li problème bi xam nga affaire bi bon fi mu nekk tribunal moo ca des comme mbirum dañ ko jébal juge yi fi mu ne ñoom ñoo ca des. waaw ñun kay bu ñu sañoon kay ñu bàyyi suñu xale te ñu ànd ak ñoom ñibbi wante xam nga loo xam ne moomuloo ko da ngay bàyyi ki ko moom ndax tribunal ñun moomuñu ko dafa am juge bon ñun ñu ngi koy ñaan moom tam pour mu jéggal xale yi ndax nu ñu mën a ñibbi seen kër am na ñoo xam ne dañoo nekk ci école di jàngi. waaw war nañu passé ay examen loolu lépp am na ci mais kon nag bu ñu jotoon suñu xale yi tey moom la ñu bëgg waaye loo xam ne nekkul sa loxo mënoo ci jël benn ndogal daal. gouverneur may na leen sax ay masque ak ay. may nañu ay masque ak saabu bi mu jox ko imam bi pour mu def ko ci jàkk yi masque yi itam dana am ñu dem ci jàkk yi am ñoo xam ñu ngi koy di commencé à seddale ci biir population sénégalaise. am ngeen ci yaakaar. waaw am nañ ci yaakaar bu baax ndax fépp fu ñu war a jaar nañu ko. ndax ki nga xam ne moom la ñu jëkke tooñ mooy commandant brigade Thiam dem nañ ci moom ñaan ko jéggal nañu ñu dem ci comment s'appelle capitaine Diallo ñu ñaan ko njéggal moom tam mu ne jéggal nañu dem nañ ci sous-préfet même chose même buñ fi ñëwee dem nañ ci comment s'appelle juge yi fi nekk yëpp ba président ba ci président tribunal dem nañ ci procureur général kon nag yaakaar naa ne ñun mun nañ ci yaakaar dunde yaakaar donc moo fi des.
wàllu sax ak yelleefu nit ñi Sénégal nee na du yàgg dara mu daal di teg doxalin boo xam ne dafay dem ci ak yelleefu doomu aadama yi ne ñu mbir moomu ñu ngi koy pare sax daal di dëgër secrétaire d'État bi ñu toftal ci garde des Sceaux moo ko daal di xam ne ministère de la justice moom yore lépp lu jëm ci fësal ak yelleefu doomu aadama waaye itam wàllu bonne gouvernance doxalin bu sell ci wàllu nag nguur gi ne ñu ci wàllu woowu dinañu fexe rek ba képp koo xam ne def nga doxalin bu mucc ayib ñu daal di lay rek jébbal ab raaya ab prix boo xam ne dañ koy jagleel ñi gën a ràññeeku ci yor bu baax alalu réew mi Mamadou Salif Sow lay wuyoo ñu déglu ko Khady Sène. bu ñu waxee droits humains rek gars yi ñoom ñu ngi gis lu ñuy wax droit civil ak politique ak yelleef mais ñun dañu ne tey droit civil et politique Sénégal gagné na le pari. Nous avons dañoo décidé quand même di ne comme droit civil et politique foofu gagné nañu le pari dañuy consolider acquis yi léegi il faut ñu dem ci yeneen droit mooy lu ñuy wax droit à un environnement sain droit à la santé def nañu suñu stratégie ñu koy def comité technique la ñu defoon léegi actuellement nii pare nañu stratégie bi validation bi rek moo des et stratégie boobu wax naa leen lu tax ñu bëgg def stratégie boobu parce que suñu constat mooy tout le temps da ngay gis Sénégal ñu dem au niveau international ngay gis état def rapport am ngay gis société civile def rapport am te souvent ay rapport yoo xam ne méngoowul c'est-à-dire contradictoire bon ñun dañoo ne comme ñun ñëpp suñu tànk mooy ak yelleef doomu aadama loolu moo ñu tax a jóg lu tax mënuñu def mënuñu booloo di liggéey pour jéem a améliorer situation bi loolu moo tax ñu jéem a def stratégie boobu et stratégie boobu man dama ne tey bonne gouvernance du détournement de deniers publics rek wala corruption rek bonne gouvernance tamit war na nekk sanction positive c'est-à-dire il faut que de temps en temps parce que ñun ay nit lañu ay sénégalais lañu de temps en temps ñu récompenser nit yoo xam ne nekkoon nañu ci état bi wala feneen sax ci dans le secteur privé wala ñuy ci ba léegi ñu récompenser leen jox leen un exemple c'est-à-dire def prix. Mënatuma noppi di ko wéy. 88 628 98 98 ñu daal di yeggale la ñu dooroon ci wax sa xalaat juróomi waxtu yi situation ba ca Mali ak yu ci mujj am ci xibaar ak déclaration ba ñuy xaarandi foofee ca seen télévision ba waaye itam wàllu mbas mi tolluwaay wi ci mim réew ak yëpp ci aju bitim réew 33 841 22 33 Pape Laye ñu jël auditeur bu jiitu ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Alaaji Adama. waaw. Njaxaar naay Caajaay de moo lay siyaar. waaw ñu ngi lay nuyu ak waa Caajaay. waa Caajaay gépp ngi siyaar di siyaar Alaaji Góora Njaay fële ci Sibu Xodaan. xanaa li xew Mali day ci xeetu yee fitna la rek te yee fitna xajul ci kenn nañu bàyyi yee fitna ci wax nañu bàyyi yee fitna ci jëf nguur kenn du xeex ak moom wala ngay bëgg a xeex ak moom. ci mbas mi nag maa ngi félicité bu baax nag sapeur pompier yi seen taxawaay ci mbas wi seen taxawaay ci askan wi guddi ak bëccëg sapeur pompier ak croix rouge ñooñu ñu jara yokkal grade la ñu jara yokkal ay solde la ñu ndax wax dëgg yàlla nelawutuñu yentuñu ñu taxawee askan wi ci mbas mi la ca dolli ko mooy Mali ci wàllu boppam lii lépp président ba moo ko teg ba kii nga xam ne dafa jàng ba naan daaji muy imam Dicko xam xaw ma jàng na fiq xaw ma jàngul fiq
xam na li nekk ci yëfit dem di yëfit na ba faagaagal waa réew moomu kooku président ba lépp fotam la daa waroon jël matukaayam ndax président bu ñu fal démocratiquement nga ne na fi jóg président baa waroon jël ay matukaayam jël ko na ko rab ba damm caabi jë daf koo séqul ak président bu mel ni Macky Sall rek parce que président da ngay am fit am xam-xam door a yorum réew mais bu fekkee amoo fit yoroo xam-xam mënoo yorum réew président bii nag ak bële ñuy tëkkale du benn président Macky Sall day tabax ay jumaa di tabax ay jàkka kon imam bu diko boobu ñuy tëkkale ak imaamu Sénégal yi duñu benn ndax imaamu Sénégal yi dañoo jàng fekk xam lii ne ci yee fitna kon duñ ko def kon Mali ci wàllu boppam ñoom loolu ñuy def ñoo CEDEAO ñoom ak Union africaine ñoo koy seq ginnaaw bu loolu passé xalifa général ku lu mu yàlla na fi yàgg tànn ak wér. waaw amiin Pape Laye ñu daal di xaar keneen ci ligne bi 88 628 98 98 allo. waaw séeréer jaamu tukulóor. waaw. maa ngi laa ziar. ñu ngi lay delloo ziar waaw. dañuy dellu wax alhamdulilahi rabbil alamin te ñaan yàlla ci dëkku Mali yàlla sotti ko fa. bu kenn tooñ kenn population malienne ñoom ñoo yeewi Mali nañu yeewu tënku rek te yéen nit ñi dañ koy yeelu rek mbaa ñu biral ko de waaye dëgg ji ñun ñëpp xam nañ ko parce que boo toogee tey nga gis peuple malien ni ñu génnee ci biti ñu génn il faut ñu am ñu leen jiite donc ñu leen jiite kenn rek lañ ci seppi imam ñu koy tooñ fii di bàkkaar wallahi maa yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kaddu wooy génne xam nga imam bi xamuñu ko man langum malien dama koy wax ni may waxee olof kon xam naa leen xam naa fa bu baax xam naa imam Dicko xam naa Chérif Aïdara ay Mali conseil supérieur des islamiques moo fa nekk ñooñu meluñu comme yeneen dëkk yi de xam nga fii ku nekk yaa ngi toog ci sa kër jiite sa njaboot mais foofu ñoom ñëpp dañu ànd nekk benn amul ay turux moo tax bi ñu génnee xam ne imam bi boo ko génnee keroog bi lu mu wax mooy dee ci martyr moo ma gënal dee nekk traître gis nga loolu kaddu googu mooy yeeyu am peuple malien moo tax bu ñu bàkkaar imam bi yeewi na Mali deret turu fa de bant dàmmu fa kon nag loolu sant yàlla la loolu lañ doon wut donc nag fii tamit nañu moytu moo tax ma ne imam yi nañ jël seen responsabilité al yawma nadu kullu unasin bi imamihim ëllëg dinañ leen laaj seen responsabilité de wal aqibatu lil muttaqin askan wi jikko yi yàqu na film télé yeeg yu bon yi góor jigéen yëpp a ñu fi duñ ko fi dindi wasalaamu ala man ittabal huda muy jàngatam ñu daal di xaar keneen ci ligne bi ba tey ñu wéy ci wax sa xalaat bi Pape Laye keneen allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaw kooku dafa mel ni Pape Laye dafa nekk di teewlu leneen allo salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw sëñ bi. waaw ñu ngi ziar de. ñu ngi lay delloo ziar waaw. waaw daa ngi nuyu. waaw di wax Sénégalais yi rek ñu gën a góorgóorlu ci verser barrières yi. ginnaaw yàlla ngi ñuy dimbale ñaari fan yi diggante dem ba tey ku nelaw amu fi. ñu gën a góorgóorlu. tey militaire gendarme yeeg ak police yi force de l'ordre yi. nañ gën a góorgóorlu gën a def seen liggéey ndax ñëpp a ngi takk masque. buñ ko defee rek nañ ko gëm ñun amuñu lu dul sunum réew nañ ko def gëm ko lii gaaw jóge fi ñu am jàmm. li may wax nag ci mbirum Mali. violé nañ constitution. ndax bu CEDEAO seetaani lii ba lii jàll. ku ci nekk président boo toogate ak ku mënti doon dinañ la xar bu ndoxataa lu jóge si Afrique bi dellu gannaaw Afrique dong lan wane tey ndax bëri na pays yoo xam ne ay dictateur la ñooñu gën a nekk dictateur ay tubaab Russie ngi nali Biélorussie ngi nii ay yeneen i pays ngi nii Angela Merkel ñaata mandaalam ci réew Allemagne ba tey di tax moom mu jóge fi ndax ba tey tax traité nañ ko noom portugais imam Dicko moo yee fitna jë imam du yee fitna Mali nag amuti turux fii nag dafa am yu turux yoo xamante ni fii ñun ñëpp si ñoom la ñuy tënk ñoo ñuy digal ñu def ñu tere ñu bàyyi te ñooñu duñu yee ëpp fitna Mali am na jàmm Mali amul jàmm Mali kañ la yàqu Mali bi ñeent président yoo da leen a coup d'état kenn doon fa coup d'état wul muy Alpha Omar Konaré waaye gis ñëpp da leen a coup d'état Mali yàggee coup d'état Mali na mu xar ñaar yoo xamante ni fii la ca état ba mutul 40% mel ni mu mel la fa nekk Ibrahima Boubacar Keïta nii Mali mel da ko faa fekk ba ni coup d'état ATT bërki démb la Njaay dafa la ko fekk nanu wax nit ñi dëgg te bàyyi ñu ni def am na yoo xam dafa rafetut nit ki buñ ko falee nañ ko bàyyi mu àggale mandaam
contre naa troisième mandat dëgg la de waaye kii troisième mandaam la doon àggale war nañ koo bàyyi mu àggale mandaam te bu ko CEDEAO seetaanee waxuñu ci wax dëgg yàlla ci dina ci loxo salaamaaleykum wa rahmatullah. loolu di jàngatam sëñ bi ñu xaar keneen jël ko ba tey daal di teelu xalaatam allo salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Adama. waaw. lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu auditeur bi di defar yëpp. waaw. bon comme man ñi ko ñu bari di waxee ne dañuy ñaawlu la xew Mali. man bokkuma ak ñooñu. Mali la fa xew. du ay militaire sax gaa am na lu ñu def mais peuple bi ñoom ñoo ñoo génn ñoom ñoo maar ci dirigeant bi nga xam ne mooy seen dirigeant yi mooy IBK ak njabootam ak i àndandooram ñoo fa nekk di def leen neex di jël alal réew bi di pasare léegi tey ay ONEC ay OIA ak ay Guterres ak ñooñu yëpp jàpp naa ne dañu waroon artu bu ñu artoon kon tey jii tey du ñu àtte ku ne yaa ngi gën di wax te boobu ba léegi peuple baa ngi gën di wax mais doo dégg kenn am na benn opposant sax defe naa Soumaïla Cissé la tudd kooku noonu ba léegi nii kenn xamul fu mu ne te kenn waxu ci doo dégg benn président africain bu ci wax ba ñoom sax demoon nañ fa ñoom ay Macky Sall ak Alassane Ouattara ak defe naa président bu Guinée bi ñoom ñoo far ñoo bokki ndab ñoo bokk benn teen bu ñu roote ñooy xasu ay goj ñoo bokk seen i bëgg-bëgg ay troisième mandat ay quatrième mandat jàpp nañ ne ñoom réew mi dañ koy séddoo rek di paccoo ñoom askan wi seen yoon nekkut ñoom léegi askan nag bu ñu demee ba maar ñooy génn di jëflante ak ñoom bu keregee ñu ciy wax yëpp nañ leen seetaan te jàpp naa ne militaires yooyu loolu ñu def ñaar dong moo mën a am soit ñu continuer ko wala ñoom ñu jàpp leen rey leen te bu ñu rëccee ci lii bu ñu fexee ba par exemple ba delluwaat ci fa mu nekkoon ñoom ñëpp dañu am ay jafe-jafe nañu assumer li ñuy def xeet li peuple malien bi di jaajëfal nag bu baax imam bi royuwaay la parce que xeeti na peuple am li peuple am bëgg moom ci loolu la ànd ak ñoom bokkul ak imam yi nga xam ne dañ fi nekk naan dañuy di soosaat yaa ngi keese ay xaay dugal seen i poos imam boobu royukaay la li fi yonante bi nekkoon ak saaba yi. ok ñu daal di jël beneen auditeur ci ligne bi bitim réew allo salaamaaleykum. allo waaw. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. waaw dama bëggoon participer ci débat bi. waaw yow la kan. waaw man la Mamadou maa ngi wootee fii ci New York. yow la ñuy déglu Mamadou. waaw d'accord maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen émission. mais ci affaire Mali bi man ci laa bëgg a wax. waaw parce que loolu Mali def tey. fulla la fayda la. président Afrique yi nga xamante ne ni doomu tubaab yi lañ te tubaab yi teg leen fi seen population bi ci boppam ñoo war a jóg révolté dégager leen fi delloowaat réewi Afrique yi ñu delloowaat ko doomi Afrique yi ku mel ni Alassane Ouattara Ivoirien dañoo war a jóg révolté jële ko fa président Guinée bi la même chose Macky Sall nii préparé troisième mandat la même chose Sénégalais dañoo war a jóg révolté dégager leen fi delloo réew yi ñi nga xamante ñooy africains yi te jële fi doomi tubaab yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm wa salaam. ñu xaar keneen ci ligne bi 88 628 98 98 beneen auditeur allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa. allo. waaw maa ngi lay dégg bu baax. waaw Oustaz Adama da ngeen def. waaw ñu ngi fi. man la Mounta Diop Mbos maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa technicien bi nga àndal. waaw ñu ngi lay fay. waaye tamit du nuyu sénégalais yi nga xamante ne si ñu ngi teewlu di déglu Sud FM. di wax ni li nga xamante ne si moo xew Mali moom ñoom de ay bañkat lañu parce que gis nañ lu leen neexul ñu taxaw président bi neexu leen parce que la mu diggee woon defu ko ñu jële ko imam bi li mu def loolu la war a def imam bi dafa jàppale population bi ba tey ji moom bu mu jaam googee ñu leen yeewoon mu yeewi leen kon tey moom def na li mu war a def waaye imam nii lay mel parce que imam wuroo ñu jox la xaalis nga def sa poos di wax lu waxuwul loolu nekkatul imam te moom wax dëgg yàlla ji ko deful loolu kon tey ñi ngi koy jaajëfal ci loolu tey président yi nga xamante ne si ñoo dëkk Afrique li ñu war a def mooy nañuy xool seen bëgg-bëggu askan gis nga askan wi dafa ëpp doole lépp loo mënti gis réew ñi la jox population bi la jox pouvoir bi ñooñu da nga leen a war a respecté jox leen cër loolu mooy tax sa gouvernement neex maa ngi leen di sant di leen gërëm.
ok loolu di xalaatam ñu xaarati keneen ci ligne bi ba tey jotaay wax sa xalaat 88 allo. allo waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa. Aliou Adama na nga def. waaw ñu ngi fi. ma lay siyaare bu baax a baax Moussa Ciss Moro la. ñu ngi lay nuyu ak waa Moro la. ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal waa àdduna bi yëpp. ma njëkk rek d'abord may ñaan gouvernement bi jàppale étudiants yi nga xam ni ñoo am bac te kenn orienté wu leen mu jàppale leen bu baax a baax. may ñaan tamit justice seen grève bii nga xam ne boobu ak tey ñu ngi ci ñu bàyyi ko te bokk ci liggéey bi bokk ci lii avance Sénégal ndax réew mi tam su fekkee ku jëp rek da ngay grève. waa justice boobu bokk ci woon tey sëñ bi allo Moussa Ciss allo waaw. yaa ngi may dégg. bi ñu juddoo ba tey mosuñoo am salaire. allo. ay. waaw ma ne si juste grève bi bokk ci woon de. bokk ci tey. déedéet mbas mi la ak la xew ca Mali waa. képp kuy encouragé koo xam ne day yee fitna. yow daanaka yee kotu fitna nga. ku ñu fal démocratiquement. dañu war a muñ ba élection jot. ku dem élection su fekkee politique bëgguñu ko. ñu sanctionné ko wut keneen. mais ak imam taxaw ni na fi jóge ki fii faluwaat encore imam boobu day taxawaat ni na fi jóge ba kañ képp kuy félicité imam bii te kat fa muy mujjee xamu ko kii taxawaayu imam de imam na dem ci jàkk de am na droit wax ci dëkk ba nag waaye na fi jóge par force loolu ay nit ñi ànd ak yow nit ñi ànd ak yow réew mi ku bëgg alal da ngay dem liggéey ku bëgg alal da ngay dem liggéey waaye président mënul yor ak président mën na jox ñëpp départ daa mën a nekk Macky Sall mën na jox waa Sénégal yëpp départ kuy moson demal defi moson kuy menuisier demal defi menuisier kuy chauffeur demal defi chauffeur loolu mooy tax réew mi avance kenn ku ne am loo def am loo yor sa poche waaye taxaw rek doo liggéey nga naan Macky Sall ni mu yoree réew mi baaxul naka la koy yoree mën na xëy jox ñëpp départ mënta nekk mais maa ngi ñaan président de la République képp kuy directeur. ok daal lay matal ñu xaar keneen ci ligne bi jël ko Pape Laye ci ñaari ponk yooyu ñu jël allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi. Adama. waaw. yoon waay. waaw ñu ngi lay nuyu. xam nga Mali problème bi mu am dama ne ku siiw naan Mali amul ay turux Mali am na ay ñeseen. am na ay xaadir am na ay kiijaan turux yëpp moo gën a bëri turux Sénégal gi dañuy wax lu ñu xamul rek naan dégg naa langue bi nangam ma ne la dégguñu déet waxal ci thème bi bul tontu kenn sëñ bi. thème bi dama ne. waaw bul tontu kenn waxal ci thème bi. waaw defal ndànk rek dama ne imam di ko ci boppam ku koy félicité wala ngay kii dama ne da nga xam histoire Mali ci boppam problème territoire la ñu am lu nga territoire lu ko fa jëlee du coup d'état ñaata coup d'état moom Mali depuis indépendance léegi kan lañ ci fal démocratiquement kudu waa ji fal récemment nii moom dong la moo jëm élection yi positive yi na ko toogal mais ñoo ay coup d'état yi depuis ma doon xele ba nga yow moom fi nga toll nii ak ñi Sénégal yëpp Mali ku fa toog coup d'état moo la fa jëlee loolu mooy démocratie imam di ko buñ ko félicité naan imam di ko laal mais ku wax ne yow mën nga jàngal ko ba yéeg kay yo par di yéeg fi na naan nañu rente pour njëw toog wala di jóg bi kooku loolu benn wax la dama ne Mali du mas a am jàmm li problème territoire la pour benn gouvernement bu mën a fekk contrôler territoire Mali moo mënut a am loolu mënut a nekk fi nekk nii kii fi toog nii xam nga li naan jombos bu tànni ki ndax des na benn wëlbatiku gis nga imam di ko ci boppam billaahi dama ne man li ma xam mooy képp ku koy supporté wala ngaan ak moom lu sawar a fees ëllëg dañ nekk sëndal man maa wax lii imam buy ànd ak moom ci li muy wax rek lu sawar a fees dañ nekk sëndal man maa wax loolu jërë nga jox Adama. ñu xaar keneen ci ligne bi 88 628 98 98 allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa. Oustaz Adama El Hadj Xaas Mbaye la Mbacke boobu. ok ñu ngi lay nuyu waa. ñoo lay jaar waa ci dëkk man de damaa jàpp ne imam. waaw. su am réew amee jafe-jafe. daa war a xutbi yee askanam sensibiliser population waaye imam bu demee bay ñaax ay nit ñu gàddi fetal di jàmmaarloog askanam di rey ay doomi aadama te président boo gis am na ñu ko faral am ñu ko faral parce que ñii di wax ñëpp ci ay Alassane Ouattara président Macky Sall élection yi leer na def dañ amul benn détail bu ci am ñu ko bañoon nag ba léegi 49% yi ba léegi wala 48% yi ba léegi ci xol bu tàng la ñuy dëkk ak jafe-jafe waaye moom fa mu ne woon ba tey te li mu def ci réew mi parce que bu ñu wax ñi président yi doomi tubaab bi kon ñu am président yi takk jabari tubaab ak yi am ay doomi tubaab kon nan la leen war a def xanaa ko dañ leen war a prendre ko xam nga ni il faut que ñuy waxe seen xel di bañ waxe seen xol am nañ sañ-sañ faral ku leen neex mais kii fi ne coup d'état mënu ko fee jënd coup d'état teg ko fi dafa gañ élection yi valable président Abdoulaye Wade moo fi nekkoon
jàngal ko mu liggéey ko ba liggéey bi rafet foog ma sa jaar bàyyi na fa trace gañ réew mi gañ bu valable di gouverneur bu normal kon ñoom mën nañ ko yéene musiba mais seen kaw lay këppaat ñi ko yéene woon safaan ñëpp ci jafe-jafe dong lañ nekk duñ am weer mu sedd duñ lekk ba suur duñ nelaw ba yandoor ci jafe-jafe rek la ñu dang tël réew mu amul jàmm yow sa jur nga jël ñaari junni crédit weeri 300 000 francs te nga ne man doo neexul mais yaa xëy fu ñu jëlee xaalis bi kon réew moo xam ne opposition bi di ñu mën a woot sax ñu nekk ci paare bu ñu ko woot mais quand même nañ wax bàyyi caaxaan match bi nag moom li ma ci wax mooy la ma leen waxoon démb rek laa ñu wax tey di nga ñu jëli audio di envoyé ak di ci yooyu ay caaxaan la nañu gëm yàlla nangoo liggéey alal àddina ku bëgg da ngay nangoo liggéey ku bëgg a dem àjjana jaamu yàlla match moom li ko fi jëlee mooy takk match respecté barrière yi loolu wax ñu inventé ko soo ne nii ñu ne nangam ak nangam ba kañ président Macky Sall yàlla ko fi teg mënuluñ ko dara bañ koy sàkk boobu ñoom mënuñ ci dara. beneen auditeur ci ligne bi 88 628 98 98 wàllu mbas mi ak situation. salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi. waa oustaz Adama. waaw. Seydou Jamil Faye borom TCB. ñu ngi lay nuyu Faye. waa gis nga li may wax nag oustaz mooy Sénégal moom kuy wér lu bëgg lu yomb ñëwal fii. kii mooy imaam kii mooy ki nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci kaw suuf nit dafay xeex ngir aw askanam. gis nga Mali la fa xew moo nar a xew fii Sénégal ñoom dañoo bëgg président yi dañuy ay looy di xoole rek di ñu wax danañu jëf parce que nag dafa am yoo xam dafa ëpp bu ñu la falee 65% wala ñu fars la 59% jox la dem ci mbañ gàcc yi ci fajar teel rang ngir jox la réew mi dañoo bëgg nga liggéey mais tooguñ ci rek ngir yow ngay yéeg ci ay avion jox sa ay nit xaalis ci maanaam di ñu toroxal loolu amul fenn lii mooy jikkoy imam nit ku baax kullukum raahi wa kullukum mas'ulun an rahiya képp koo xam ne am nga kàddu ci réew mii di gis yenn doxali ñàkk fayda yi te waxoo ci jógoo ci même ba ci ñun ustaas yeeg borom xam-xam bi jàppal ne yow mal xiyam di nga am leen teg sa borom nit ku baax dafay wax di xeexal aw askanam Mali la fa am lii maa ngi xeeñ Sénégal te kenn waxut buñ demee nag ba kii la nekk nit ña nekk Mali ñoo nekk fii Sénégal bu boobaa it na waa Mali def noonu la waa Sénégal di def ku mel ni Seydou Jamil Faye TCB bi ñeme naa def lii nga xam ne imam bi def na ko parce que nag aw askanam dong nga ko ñor leneen ñoru ko te bu gisee lu dul dëgg dana ko wax lii laay wax Adama nañu bàyyi xel ci ne nit dëgg dafa am solo yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko jàngal yàlla jàngal ñu ko nañuy dox ci dëgg bàyyi caaxaan yi dëgg mooy lépp waaye fal la ngay dugg ci avion yi di yéeg ak wàcc yaag say nit ay milliards di pasari di ñëw nit koo xam ne tey boo sañoon say nit dee yow ngir nga fal loolu amul fenn dañoo bëgg ñuy dox fulla ak fayda buñ leen falatee ñuy liggéey di. dafa mel ni faf na dagg ñu xaar keneen ku ko wuti ci ligne bi jotaay wax sa xalaat 88 628. salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi. Oustaz Adama Ndiaye. waaw. Bac Cissé moo lay nuyu la ziar ak technicien. ñu ngi lay fay ñun ñaar. maa ngi ñaanal Sénégal gépp jàmm di ziar njabootu Seydi El Hadji Malick Sy gépp jàmm. ñaanal sama mbokk yi ci àll bi nawet bi yàlla na yàlla eggal seen nawet bi jàmm. ñu ñëpp mel ni yéen jàmm am amul leen benn problème. Adama. waaw. gars yi teel dañoo ciblé de. militaire yi léegi ñuy def Mali théâtre la yëfi caaxaan la bu mujj fenn président bi day delluwaat ci liggéeyam. ñoom bu fekkente dañoo bëgg dara luñ régler rébellion bi fa nekk depuis 11 ans xam ne ñoom dikk ñi ñoo ko taaloon imam dikko mii nañ dem jéem a lijjanti loolu imam dikko moo yebal ay nit ñu dem Tombouctou te jumaa ja toj ko daan lii xaw may bidaa la xaw ma lan la ñun na may suñu jàmm ak suñu salaam Adama man militaire xam nga lu ma leen di laaj ñoom waa léegi bu ñu jëlee waa ji beneen président fallu am ñu génn manifester xanaa dañu jàppaat président ba loolu ay caaxaan la président Macky Sall nag ñii ñu ngi ko dëkkale du seen morom du seen màppandoo bu ko la ñoom dara dañ koo fal démocratiquement gis nga su ma ne ko ministre de l'intérieur sax képp ku di nga falu président ma lay jàpp parce que conseil constitutionnel moo wax lu leer nañ ni diw moo falu jeex na léegi amatul beneen di explication la xew Mali mënut a xew Sénégal parce que Sénégal yu nit ñoo fi nekk Mali fee ay ñu bëgg lu yomb ñoom ñoo fa nekk imam di ko terroriste la ñaan nag moom ay terroriste lañ amuñu dara lu ñu wax nit ñi rey nag nit ñi ca désert bañ jeex mu ñëw bëgg a rey waa capital ba ñoom ñoo ñàkk fayda président Macky du def li ko war dañ ko jox armée jox ko police jox ko gendarmerie heure bu jàppoon imam di ko coolu jeex na bu yàgg imam di ko daal terroriste la ku ànd ak moom terroriste la wasalaam. loolu xalaatam la joxe na ko ñu xaar keneen ku am beneen xalaat wala bi ni mel allo salaamaaleykum. allo waaw. Oustaz Adama. waaw. Adama Dieng la. maa ngi lay ziar. Adama waaw ñu ngi lay delloo ziar. Oustaz daa mel ni sa bar bi daa xaw a suufee de xanaa da ngaa réeragul. yow moom sax sa bos daa suufee xanaa yooyu te réeragoo.
waaw man moom réeraguma am njéeme nag du reer day añ rek. ay ca waaw ñu déglu. ndax damay bëgg ñu sant Fall sunu ma maa ngi lay siyaare bu baax di la nuyu. te ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow. ñu lay fay ñaan sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm di nuyu ne sama mbokk ak yooyu fu ñu mën a nekk rek. Oustaz. waaw. vraiment ñun ne ñu ngi naqarlu bu baax nag la xew Mali wax dëgg yàlla ndax nekk na loo xamante ni du exemple te du lu baax ci Mali. ci aspect yëpp nag surtout ci aspect économique yaakaar naa bu ñu ko jàngatee dinañ xam ne Mali dina dund ay jafe-jafe yu metti ndax situation mondiale bi fi mu toll coronavirus bi lëmbi àddina bi réew yëpp kenn ku ne di jéem a rawale sa bopp ci wàllu koom-koom ak ci leneen ak leneen dugaluñ dara lu Mali ci guuta goo xamante ne xamuñu kañ la ciy génn te ñi ko def dara lu seen intérêt bopp ndax président buñ fal démocratiquement nga ñëw taxaw ni day wàcc te tegoo ko fenn foo ko mën a teg fenn fu mën day wàcc pour bañ ko rek président ba nam amee ñu ko bañ ñoonu la amee ñu ko bëgg ca Mali bëgg mu jiite leen kon jàpp naa ne nañu bàyyi li ñuy def di bàyyi li ñuy xam ay am na ñoo xamante ne la xew Mali yéene wuñ ko Mali waaye Sénégal lañ ko yéene woon waaye nag Sénégal ak Mali dañoo bokkuñu population bokkuñu njiit li am fii njiit li loo xamante ni population bi ci moom ñoo ànd ak moom élection yu ñëw ñu wateel ko ba pare far ko ba pare di ko jàppale kon jàpp naa ni nag képp koo xamante ne man maa ngi dégg bâche naan boo ministre l'Intérieur rek ku ko dina nga ma jàppale maanaam su ma leen procureur de la République képp ku dugg ci rajo bi wax ni yéene naa la la xam Mali di mën naa am Sénégal rek ma jàppale ma parce que Sénégal ak Mali bokkuñu Sénégal réewum jàmm la te ban juddoo ba leen jàmm lañ fi xam te jàmm lañ fi war a ñaam te képp ku yéene réew mi leneen du jàmm la nga ko yéene dana sa kaw kon nañu waxante jàmm di yéene jàmm mbas mi nag Adama ma ne maa ngi ñaax Sénégal yi ñu gën a góorgóorlu ci takk masque yi vraiment di féliciter nag force de l'ordre yi ndax semaine bi gis nañ am na rigueur bu am solo boo xam ne ci population bi ngir forcer leen ñu takk masque ndax nag tubaab yi gënuñu jub gënuñoo ragal yàlla ab yar dong la ñu ëppee kon na yar bi dal. ok kon nag mu ngoog mooy doon sax auditeur bu mujj bi ndax waxtu yi moo ñu daal di dàpp Sud Éducation ñu tofal ko ci laata 22h bu jotee Adja Habsa Elimane Wane mooy ñëw jukki leen xabaar yi ci yaatal ci kàllaamay tubaab ñu ngi jaajëfal bu baax a baax Pape Laye Dieye mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekkeek daal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.